wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk ci àddina bi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziara ma dellu si waat encore breaking news pour la 3e fois de la journée ñu fàttali ni tey mooy 10 novembre 2021 bés bi nag moo nekk ndaje bi nga xam ne Barthélémy Dias waroon na ko def ak lu ñuy wax cour d'appel de Dakar suite comment on appelle suite à l'appel que bi mu defoon ci biñ ko doon jugé ci cadre affaire Ndiaga Diouf comme niñ leen ko waxee woon depuis ci suba la génn pour dem ji li nga xam ne mooy tribunal bu Dakar ci yoon bi force de l'ordre yi police ki gendarmerie woon ko yoon bi mu war a jaar moom it comme mars 2021 bi ñu génn mu ne bii yoon lay jaar boobu léegi nag intervention yi indi na fa ay problème ba mu dugg ci benn kër ci rue 7 ca Médina ca gannaaw sax la ko policiers yi jëlee yóbbu ko d'abord newoon nañu commissariat central la nekk ci avocat yi seen bopp dem commissariat central au dernier moment jëlee nañ leen foofu yóbbu leen xalaat nañ ni mu nekk fële nga xam ne mooy camp Abdou Diassé ñenn ñi sax xalaat nañ ni peut-être libéré nañ leen tax na dugg nañu encore en relation avec les avocats gannaaw force de l'ordre police ak gendarmerie bëggatuñ ci wax ñu jéem a jokkoo ak kenn koo xam ne ci avocat yi la bokk maître Clédor Ciré Ly ñu may ko mu mën a waxtaan ak askan wi ñu xam lan moo xew fële ca camp Abdou Diassé bi nga xam ne moom it ñëw na fa di jéem a seet ki di client am maître Clédor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu wante yëf yi leerul bu baax xaw ma ndax yéen ñu may dégg. waaw damay fàttali ni yow da nga bokk ci avocat wu kii di Ousmane Sonko te it ak Barthélémy Dias yaa ngi leen di défendrale mais da nga mel ni sénégalais yu bari waxtu wi yaa ngi seet say client fu ñu nekk. waaw li may njëkk a def moom may ñaxtu. te am naa droit ñaxtu. parce que citoyen la ñaar avocat la. ñett yoon daf ma jox cër. wante gis naa ne Sénégal ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk yëlif ko ormalu ñu kenn respecté wuñu kenn àq ak yelleefu doomu aadama nu mu leen neexee lañ koy jalgatee duñu hésité toroxal nit duñu hésité jaay doole ba ma yëgee ba ma jógee audience ñu yëgal ma ne que jàpp nañu Ousmane Sonko ci laa jóg di wër yi pour xam lan lañ ko jàppee xaw ma woon sax lu xew ba léegi ba ngay wax laa door di xam li xew man li ma soxaloon rek moom moo di que yoon nee ne que nit buñ ko jàppee buñ ko woowee rek police ba mu ñëw ba nga xam ne que moom amatul sañ-sañu bouger te fekk waxuñu ko na bouger foofu dañ ko war a jox ay droit am limal ay droit am te ci droit yooyu moom moo di que yoon may na la nga woo avocat mu ñëw taxawu la ci kaw loolu donc laa jóg di ko wër fu ma laajtee ñu ne xamuñu fuñ ko yóbbu dik laa njëkke ba ma demee direction des investigations criminelles ñu ne fii de nekku fi ma ne kon bokk naa dem police centrale ñu ne ma naa seeti foofu ma dem police centrale ñu ne fii de gisuñu ko fi kon bokk fii nekku fi seetal feneen mu am ñu ne ma que naa dem seeti booru école de police may dem école de police ci yoon bi laa jot un appel ñu ne ma camp Abdou Diassé la nekk ci laa dellu si ci camp Abdou Diassé léegi réew mi lan moo xew que nit dañ lay jàpp di la nëbb kenn du xam fi nga ne kenn du xam ci yan condition lañ la téye kenn du xam luñ lay def ba avocat dañ koy tere mu mun a xam yow fan nga nekk ba ma ñëwee camp Abdou Diassé lañ njëkk a wax dañ ne sama oto du dugg d'accord mais li may wax ak nii ay oto ñi nii di jàll di dem ma ne kon boog damay wàcc dox ba ma wàccee di dox ñëw dajeeg premier barrage ñu ne ma doo jàll ma ne si dinaa jàll parce que avocat la dañ ne ma ko Sonko mu ngi Sonko fii la nekk comme que fii la nekk nag dama koy seeti ñu ne ma kon waxal ak suñu lieutenant bi ñëw ne ma maître xàmmee naa la xaaral ma wax ak samay kilifa mu wax ak kilifa yi ne ma maître autorisé wuñ la nga gis say client te léegi nag bu ñu defaree seen i kayit nekk la ñu njëkk a wax bu ñu waxee nit ki moom moo di ko am na droit ak avocat su fekkee ne ko amul fit signé loo ko lu ko neex day nga ba pare léegi doo xam day ba pare yàq les dossiers lu leen neex ñu bind ko ci léegi dama doon dem ba may dem nag si seeni pexe
woowaat nañ ma ne ma léegi naa ñëw dinañ ma autoriser ma gis ko mais lii mooy lan autoriser wuñ ma gis ko yoon moo ma jox cër jox ma possibilité que ma gis sama client kon li wane ne que déjà procédure bi niñ ko jaaralee awul yoon et que juge yi nag ñoom ñoo war a dakkal yenn yi bu fekkee ne que dañoo yor ay dossier ak yelleef yi nit ñi wane que ni nii ñu ko joxalee jaarul yoon ñoom ñoo war a am sañ-sañ am aussi courage ak fit bi leen yoon dox moom moo di ñuy annuler les procédures du ko sànni ci mbalit léegi nag man maa ngi xaar ñu jël si ma nee naa ko maa ngi toog di leen xaar maa ngi au niveau de Patisen su fekkee ni jël si nañ ma dem seeti leen. waaw mais maître fële nga xam ne mooy kii qu'on appelle camp Abdou Diassé caserne police la nekkul commissariat nekkul brigade de gendarmerie foog nga ni benn procédure war nañ ko mën a doxal foofu. fii xaw ma lan la parce que bu ma ñëwee dama ne fii lan la ñu ne ma bi ban police la ñu ne ma police nationale ma ne ko police yëpp police nationale la am na DIC am na nan la tuddati ay BIP am na nan la tuddati ay GMI il y a beaucoup nan la tuddati de am na nan la tuddati police yu bari la. fii junni police ngi fi. kon boog police bi laa bëgg a xam lan la ñu ne ma police bi daal xamal ne que cantonnement la waaw ñu ngi nii di ma jël si maa ngi ñëw dem. mais cantonnement est-ce que mën nañ fa def opération nga xam ne fa li ñuy faral di yóbbu nit ñi. cantonnement est-ce que mën nañ fa def opération de police judiciaire. waaw man ngeen jël si. waaw ñu dem. waaw mbokk yi ok après dinaa la ñu continuer waxtaan. mbokk yi comme ni ngeen ko déggee kooku moo doon maître Clédor Ciré Ly mu ngi waxtu wi may wax ak yéen mu ngi camp Abdou Diassé bu Dakar camp Abdou Diassé li code de procédure pénale wax ci fi nga xam ne wóor lañu war a foofu la ñu war a mën a déglu nit foofu la ñu war a mën a jël nit placer ko en garde à vue les cantonnements et casernes bokkuñu ci. commissariat de police la wala brigade dans un état normal moo am droit pour mu recevoir nit ñoo xam ne ñoom la ñuy placer en garde à vue comme ni ngeen ko déggee Ousmane Sonko Barthélémy Diaz waaye it kee nga xam ne mooy Malick Gakou ak ñi ñu àndal commissariat central lañ leen yóbbu woon la ñëpp xalaatoon depuis ce matin lu bokkul ak loolu it waxtaan nañu ak ay chef yu bari muy côté gendarmerie waaye it muy côté police ak i renseignement ñëpp localiser leen fële ci commissariat central parce que encore zone bi ñu leen jàppee mu ngi ci compétence wu surtout commissariat bu Rebeuss lu ko mooy commissariat central bu Dakar mooy gérer dossier yi mais gis ngeen ko nekkunu fa liñ ci mën a wax képp koo ci waxal ci autorité yi xamal nañu leen ni lii du dara amul benn chef pour le moment d'inculpation boo xam ne toppee nañ leen ko mais pour ñu mën a am sax chef d'inculpation wala yooyu il faut que mu am une procédure mais procédure bi caserne bi ñu leen yóbbu foofu jusqu'à ma connaissance du commissariat de police du poste de police donc mënuñu fa defee procédure donc xalaat nañu ni dañ leen fay téye pendant un moment ñu bàyyi leen ñu dem ñu bëri sax annoncé woon nañu foog ni dañ leen a bàyyi parce que ñun suñu bopp képp ku nu waxal xamal nañ ni non lii du dem fenn xamal nañ ni non dañ leen di bàyyi ba ñenn ñi sax foog nañ ni bàyyi nañ leen mais jusqu'au moment bi may wax ak yéen 16h30 passé na le minimum bi nga xam ne dañ ko war a def dañ ko war a respecter dans un état de droit mooy képp koo xam ne il est privé de liberté mooy koo xam ne sañuta mën a jóg demal boppam fu ko neex kooku bu ñu ko téye fenn code de procédure pénale mooy article 5 du code de l'UEMOA nga xam ne depuis 2016 la ko Sénégal entériné dafa ni képp ku nu dans les premières heures aucun officier de police judiciaire aucun policier ne doit te poser aucune question avant que nga say avocat ñu nekk présent say avocat teew mooy aucune personne en garde à vue ne peut être interrogée sans la présence de son avocat ou de ses avocats donc gis ngeen ko cas bi lu doy waar la encore pour dem déglu ji ki nga xam ne mooy Barthélémy Diaz ci appel boo xam ne moom moo ko def ci jugement wu affaire Ndiaga Diouf ñi nga xam ne ñoo jóg ne dañ koy accompagner jàpp nañ leen depuis ce matin ñu ngi leen di yóbbu
d'abord au commissariat central, ensuite yóbbu nañ leen camp Abdou Diassé la ñu xalaat ni fa la nekk camp bi ñu encercler ko ba mu mel ni bunker. su may fàttali encore parce que passé bu récent la bu yàggut jàppoon nañu ñoom Abdou Karim Gueye Xurum Xaq et consort daal di leen yóbbu ci camp Abdou Diassé la ca topp yéen ñi ñëpp yéen a ngi koy fàttali xalaat nañu ni ñimewuñu def lu mel noonu kii di Ousmane Sonko, Malick Gakou ak Barthélémy Diaz mi nga xam ne ñoom lañ fa yóbbu parce que camp Abdou Diassé dañ koy fàttali tout le temps cantonnement de police la ña fa nekk mooy kooru gémi keneen ñi fa nekk mooy les camps des mariés ak yu mel noonu mais en aucun cas nekkul commissariat de police nekkul poste de police bañ fa mën a jàpp nit mettre ko en garde à vue su ma waxee loolu ba pare damay dellu si waat encore fàttali leen ni ki zone bi ñu dugg parce que tey dégg nañu ñaari intervention dégg nañu ni gendarmerie ñëw na ànd ak ñoom déggaat nañu encore police ñëw na ànd ak ñoom li nga xam ne Sicap la ba keroog nga yegg si booru Colobane dafa nekk secteur gendarmerie loolu moo tax gendarmerie dina ñëw ànd ak ñoom ba groupe Barthélémy Diaz et consort bu ñu duggee ci beneen secteur bi à partir de Colobane di jëm ci kaw ñu dugg ci secteur police boobu la gendarmerie joxe relais police jël yëf yi moo tax ngeen gis waa BIP ñu intervenir waa BIP encore ak waa ak élément wu police ñoom ñoo procédé à l'interpellation et garde à vue mesure de garde à vue ñoom ñoo ko notifié mais encore ma waxaat leen encore président Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Malick Gakou ak ñi ñu àndal ba tey génn guñu ba tey bàyyi ñu leen en tout cas seen avocat yi nga xam ne ñu ngi foofu du benn avocat du ñaar du ñett waxtu bii may wax ak yéen jàkkaarloo guñu ak seen client donc loolu mooy en breaking news li ma delluwaat joxaat leen di xaar encore ci journée bi fàttali leen nag les reporters de Kéwoulo ñu ngi ci terrain bi di filmer lépp di am ay image yooyu di ngeen am l'opportunité seetaan leen fii ci Kéwoulo jërëjëf